ami internet Seneweb TV mbégte ca waxtu la ñuy àndal di feggoog yéen ci xibaaru bés gi lu ci gën a fës bokk na ci kawteef gi nga xamante ne mi nga amee ca village bu Diaynga Soubalo nekkee ca département bu Podor foofee nag ñi benn couple la musiba ba dal di gane si gannaaw ba jëkkër ja faatee soxna soosee ngir rek lu mu ko jiiñ wàllum njaaloo dinañ leen ko gën a yaatalal ci ñaareelu trimestre octobre 2022 bile commission de protection des données personnelles jot na lu tollook juróom-ñeenti plainte ak i signalement benn bi nag mi ngi ñeel giddu Moustarchidine yi di Serigne Moustapha Sy mi nga xamante ne nii dañu ko dal di attaqué na mbir ma yëpp tëddee dinañ leen koo xamali ca na mu gën a yaatoo danañu wax ci néewu ba François Mancabou autopsie nañu ko ba noppi dibéer bi leen ñu weesu intervention bi nag mi ngi amee ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff waaye nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi li di mel famille am ak seeni ay avocat kenn yëgu ko maanaam daal jëlee nañ néewu ba François Mancabou ci hôpital principal ba yóbbu ko Idrissa Pouye bu Grand Yoff ba def ci autopsie te famille ba ak ay avocat yam kenn yëgul tinul tax daal ñuy dànkaafu la ñu xamle yëpp dinañ leen ko dal di jottali. mbirum 100 millions yi ñu sàcc poste finance Thiès dinañ ci àddu chef agence poste finance Thiès nag di Ibrahima Ndiaye daal dinañ koy teg loxo gannaaw ba mu dawee lu mot juróom-ñaari weer moom mi kaddu ya mu njëkk xamle dinañ leen ko jottali. lu ñeel langue politique gi dinañ si xuus rangu ku jega ca Touba daal dina yëngu leader parti Teranga Sénégal daa taxaw temb ngir soutenir coalition Benno Bokk Yaakaar ca département bu Mbacké di mbir mu doy waar gannaaw réaction yu bëri yi gannaaw ba mu retiré micro RTS 1 Ousmane Sonko dikkat na ci li ni mel ni ki démb si altine ji naka noonu ne nag la mu ca xamlewaat dinañ leen ko dal di jottali. dinañu wax ci mbirum Gabriel Kane ak kile di Kalidou Diallo ñoom ñaar nag daal dinañuy janoo démb ci altine ji ca kanamu tribunal d'instance bu Ndakaaru kile nag di Gabriel Kane moom moo porté woon plainte Kalidou Diallo mu ko ne mooy càgg république bi te koy tëkku ne day biral ay vidéo wam naka noonu seen jànn boobee la fa dal di tukkee yëpp dinañ leen ko dal di xamal waaye itam dinañ àddu ci mbirum Gabriel Kane ak rek doomu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bi lee di Thiaba Xoy Ñaaw mi nga xamante ne jamono ji mu ngi ci loxo Gabriel Kane mu ko jëli démb ca Walfadjri gannaaw kaddu yu mu yëkki daal di koy xamle ci waajuram bu jigéen tey xam ne ni amul fan la nekk dañu ko abandonné di mbir mu doy waar fa mbir ya mujjee Gabriel Kane kaddu yu mu ca xamle lépp dinañ leen ko jottali laata ñu si toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy dal di ndar képpe mbokk yi lii de moo fi gënoon a fës si lu ñeel wàllum tënk ngeen taaxiir lu nees tuut rek gannaaw bàkk bi ma feggoo wax ak yéen ci yàtt nga bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yéen ñuy teewlu waxtu wi temb ci Seneweb TV ex directeur général lu Air Sénégal jëbal na lenga ya ku bés ko wutu démb si altine ji fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ca siège compagnie ba cérémonie wu parti passation service boobee ñoo ngi ko amal ci teewaayu ay membre comité direction bi conseil administration bi ak personnel compagnie bi directeur sortant ba Ibrahima Kane def na bilan wu yenn réalisation yi si rek direction wam daal di xamle ni concours personnel bi yëpp tax na Air Sénégal doon leader ci marché yu bëri ci réseau wam naka noonu ne la leen jaajëfalee ci ñetti at ya ñu ànd ak moom ci liggéey wi lu ñeel collègue ya mu ne leen daal ñu yokk seen ab engagement ci directeur général bu bees boobee te koy ñaanal succès yu bëri lool si fonction yu bees yi directeur Air Sénégal bu bees bi Alioune Badara Fall rafetlu na góorgóorlu ba kile di Ibrahima Kane ya ngir yóbbu compagnie bi si niveau bu mu nekk tey Souleymane Ndéné Ndiaye nag di njiital conseil administration compagnie bi gannaaw ba mu rafetloo bu njëkk liggéeyub Ibrahima Kane daal dina dalal jàmm directeur général bu bees bi kawteef dëgg moo am ca village bu Diaynga Soubalo nekkee ci département bu Podor commune bu Doumgalaw muy nag sëy ak El Hadji M Niass depuis lu motagul at M Ndiaye di élève CM1 borom këram ñoo ko mu koy tuumal wàllum njaaloo ay jaasi la ko door ci baat naka noonu ni la ca xale bu jigéen ba ñàkkee bakkanam ba ñu jël néewam daal di koy yóbbu hôpital régional bu Ndioum borom këram googee nag mi ngi jamono ji may wax ak yéen ci loxo gendarmerie seen couple boobee jotaguñu woon am doom ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu ca dal di taataan AJ yi ak M
Thiaré dañu doon bëggante di sëy ca diwaanu Nianing nekkee ca Mbuur ci seen sëy woowee daal dinañ cay am ñetti doom. Benn subateel la jëkkër ja di àjjey dem ca boutique ba jëndi mburu ba mu demee la soxnaam sa des képp foofee ak ñaar ci doomam ya dal di tëjee buntu kër ga ba noppi jël ñaari paaka dellu ca biir néeg wa naka noonu la summee ko ca gën a ndaw di Ibrahima ay rek atam tollu ci 1 ak 4 weer maanaam fukki weer ak 4 la am naka noonu la ko dal di bojjee juróom-ñaari jam-jamu paaka ba mu ñàkk bakkanam ca kanam seen ñaareelu doom ba di Mouhamed ay atam toll ci 3 ba jëkkër ji wëññeekoo gis ne dañoo tëj buntu kër ga mu fexe ba ubbi ko ba mu yeggee ca néeg ba la Mouhamed daw ci ay loxoom fekk seen bébé boobee am fukki weer ak 4 deret gàng ko wër ba ko borom këram interpellé Thiaré da doon bëgg a xaru waaye daal àjjey mujj na ko maîtriser moom moomii nag soxna si teg nañu ko loxo defeere ko parquet ba noppi placé ko sous mandat de dépôt ngir faat bakkan. Mbir yi weeru novembre atum 2015 la amoon Thiaré démb ci altine ji lañu ko atte ca chambre criminelle bu tribunal bu Thiès gannaaw ba ñu ko teewee juróom-ñaari at démb nag ca audience ba ay rongoñ jot na fa rot Thiaré moomee nee na seytaane ko mën daan da doon dégg ay baat yu ko doon naan dal na rey doomam joojee di li nga xamante ne nii moo ko defloo. Ngir lu ñeel màggalu ba Touba bu ñu jàpp weeru septembre comité bu yor organisation xew-xewu màggalu Touba boobee daje nañu démb ci altine ji fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ñabootu ca boobu les structure daal di dañuy jublu ci waajtaayu xew-xewu ba màggal googee ñu jagleel Serigne Touba Khadimu Rasoul. Réunion ba nag ñoo ngi ko amalee ca résidence Khadim Rasoul ci teewaayu Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadir njiital comité bu yor wàllum organisation màggalu ba Touba gi. Si ñaareelu trimestre octobre 2022 bi di weer yu avril mai ak juin commission de protection des données personnelles jot na juróom-ñeenti plainte ak i signalement. Benn bi mi ngi ñeel giddu Moustarchidine yi Serigne Moustapha Sy bu ñu sukkandikoo ci avis trimestrielu CDP bu libération biral tey si talaata ji ku ñuy wax AS moo déposé plainte bi di viser benn compte Facebook ak TikTok bu ñu dippee Ibn Foutiyu Tall. ci plateforme yooyee bu ñu sukkandikoo ci plaignant bi Ibn Foutiyu Tall da ciy biral ay post di ci yëkki kàddu yu amul benn worma jëmale ci Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy. AS nag nee na kookee nga xam ne jàmm taxu ko jóg day jëfandikoo ay photo ay vidéo turu Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy te amu ca ndigalam. CDP jëbbal na dossier wa nag procureur de la République ak division spéciale de la cybersécurité bu police ngir rek enquête bi ak la cay toppandi. ay service su Awa Ndiaye di présidentu CDP yónnee nañu plainte bi metta ngir daal ñu dindi kaddu injure ak diffamation bi ya ñu biral ci Facebook. procédure suppression boobu sax mi ngi en cours. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb. ba néew ba François Mancabou autopsie nañu ko dibéer bi leen ñu weesu. intervention bi mi nga amee ci hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff bu ñu sukkandikoo nag ci observateur bu biral xibaar wi lee néew bi veille ba di samedi la ñu ko jëlee hôpital principal bu François mujjee ñàkkee bakkanam daal di koy yóbbu ex CTO te ay waajuram yëgguñu tinuñu famille François Mancabou démb ci altine ji daal la ñu xëy dem hôpital principal ngir xam évolution situation bi bu ñu sukkandikoo ci lu kenn ci seeni ay avocat xamle di maître Mamadou Diallo. li ni mel caax sa observateur la ko xamle naka noonu nee na ak mbettang gu rëy la leen responsable ya xamalee ni daal néew ba François Mancabou yóbbu nañu ko depuis samedi fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff te def nañu autopsie bi dibeer ba di lu leen étonné lool. te ba tey bu ñu sukkandikoo ci maître Diallo ba procureur defee point de presse am daa waxoon ni day saisir njiital ordre des médecins du Sénégal ngir ab autopsie. avocat bi nee na pool ba nga xamante ne ni moom ca la bokk bindoon nañu sax procureur ak application njiital ordre des médecins ngir tànn daal benn médecin légiste ba noppi souligner ay attentam daal si lu ñeel wàllum autopsie gi. njiital ordre des médecins ne nañu sax woo na maître Diallo ngir laaj ko troupe médecin bu famille bi tànn na ko noonu la ko ne na leen may ab diir rek ndaxte expert ba ñu mujjee tànn disponible gul nag noonu maître Diallo ne nag waroon nañoo sax yëgal famille bi ne dañuy déplacer néew bi waaye autopsie bi dañu ko def ñoomi neen te avocat yi yëguñu famille bi it yëguñu tinunu waaye
waaye nag ñoo ngi xaarandi résultat yi tey am yaakaar ne dinañu dëggal preuve torture yi mu xamle ko moom maître Diallo di kenn ci ay avocat yu famille yu ba François Mancabou. division des investigations criminelles bu police moo yor wàllum enquête bi ci génnub àdduna ba François Mancabou si lu ñeel li ni mel nag jëbbal nañu ay convocation si ñëpp ñu laale ci arrestation François Mancabou garde à vue bi ak hospitalisation wam bi ay membre famille yu Mancabou tamit convoqué nañu leen waaye soo muy tuulee enquêteurs yi dinañu xarandi ba xaddi te duñu leen gis kàddub kenn ci ay avocat yu famille bi nag moo ko dëggal moom moomee di maître Ousseynou Gaye nee na dañuy xarandi def seen dëj ba noppi famille bi amuñu temps wu déplacé wu di dem dikk ngir ay enquête convocation dikk du seen priorité avocat bi daal dina leeral sax ni la ñu taxawee firndelul ne dañoo bañ a wuyu ji convocation dikk dafa fekk ne rek nekkul seen ba priorité. ma addu ci mbirum téeméeri millions ya ñu sàcc ca poste finance Thiès chef agence poste finance Thiès boobee nag di Ibrahima Ndiaye teg nañu ko loxo gannaaw ba mu dawee lu mot juróom-ñaari weer moom nag dañu ko tuumal détournement juróom fukki millions ci suñuy koppar pax moomee ñoo ngi ko gis weeru décembre atum 2020 gannaaw ab inspection interne bu direction générale poste dal di santaane ay mbir yu bees nag dal dina cay tukkee ci mbir mi ni mel bu ñu sukkandikoo ci libération pax moomee mi ngi toll sax ci téeméeri millions di double la ñu njëkkoon xamle gannaaw loolee ku ñu dut baaraam tuuma nangu na ne détourné na ay fonds ca poste finance Thiès waaye daal dinay waat ni fanweer ak benn million ci suñuy koppar képp la fa dal di sàcc. politique na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi ran wu kujje gi ca Touba daal dina yëngu leaderu parti Teranga Sénégal daa taxaw temb ngir soutenir coalition gu Benno Bokk Yaakaar ca département bu Mbacké ak lañu ko investir nag lépp ci liste nationale wàllu docteur Abdoulaye Niane war na gannaaw coalition gu libéraux yi ngir rek dooleel républicain yi professeur université bi nee na dina def déclaration ci presse bi alxames buy ñëw ngir officialiser tàggoowam ak wàllu ci bu amul benn coppite ci diggante wi docteur Abdoulaye Niane njiiti réew mi Macky Sall tamit daal dina koy dalal ba tey bu ñu sukkandikoo ci suñu source. gannaaw réaction yu bëri yi gannaaw ba mu retiré micro RTS 1 Ousmane Sonko dikkaat na ci li ni mel démb ci altine ji naka noonu la fàttalee ni xaalis bu bëri la ñu def ci disposition télévision nationale bi ngir daal construction ab tour milliards ya ñu war a jëfandikoo ngir tabaxub benn building suñu xaalis la impôt ya ñu fay ñun sénégalais yi la mu xamle ko moom jiital Pastef bi naka noonu la xam ne dina jël nag dina dal di biiral liste rouge média yuy soutenir pouvoir bi am na organe de presse yu tànn ba noppi ànd ak Macky Sall ngir xeex kujje gi bés yuy ñëw dinañu biiral liste rouge organe de presse yu Macky Sall corrompre mu dige ko moom maire Ziguinchor bi ci kanamu ay sympathisant woom bu ñu sukkandikoo sax ba tey ci Ousmane Sonko ay membre kujje gi amuñu sax juróomi simili ci antenne RTS campagne électorale yi képp lañu leen di gis lu des ci at mi RTS nekkewu fi lu dul jàppal tànk njiiti réew mi Macky Sall te kenn du ko teree rek dénoncer li ni mel moom moomee di Ousmane Sonko. ba tey si lu Ousmane Sonko retiré woon micro RTS 1 gaaw bi ñu génn ci seen digg campagne électorale wa waaye ca diwaanu Kaolack démb ci altine ji responsable politique bi indi na ca ay précision gannaaw ba mu xamlee ni agent yi ngeen di gis suñu kanam ay reporter lañu seen responsable moo leen dal di yebal seen liggéey képp la ñuy def duñu ay adversaire ñu bëri si ñoom sax ñun la ñu àndal waaye nag lu may déplorer mooy politique RTS bu Macky Sall di mëne ak directeur général ba di Racine Talla gannaaw loolu la si yokk ne RTS chaîne bu génn loi bi la ndaxte 100% ci budget mo suñu impôt yi la ñu ko jëlee te si campagne électorale képp la ñu leen di jox temps d'antenne ba tax na dina wëyandi di koy dénoncer moom Ousmane Sonko laata muy sàkku ci ay militant wam ñu bañ a attaquer agent yu RTS yi nga xamante ne nii dooñu responsable lenn mu xamle ko démb ca diwaanu Kaolack. ñu àddu jëmale ci leneen Gabriel Kane ak Kalidou Diallo daal dina ñuy jànnoo démb ci altine ji ca kanamu tribunal d'instance bu Ndakaaru Gabriel moo porté woon plainte Kalidou Diallo mu ko ne daal mooy càgga république bi te koy tëkku ne day biral ay vidéo wam Kalidou àtte nañu ko ngir menace violence ak injure bu ñu sukkandikoo ci enquête Kalidou daal sedd guy la def ba ñu koy teewlu daal di xam ni sax yorul benn vidéo wu Gabriel Kane da ko bëggoon a tiital rek ngir défendre sëram ndax da koo njëkk a
yónnee bataaxal ne ko mu bàyyi sëram tout tranquille waaye tontuwul gannaaw loolee la woo keneen ci sëram ya ne ko jox na ko 1 million di lu amul tax daal mu mer loola naka noonee nee na la tàmbalee di koy attaqué sëram bi nag Maymuna Jàllo la tudd ñu naan ko Xalima ancienne collègue ak xaritu kile di Gabriel Kane la ñoom na ñaar nag jaarootuñu taal bu ñu sukkandikoo ci observateur gannaaw loolee Kalidou Diallo daal dinay weddi noonu mu doxalee ba ilaa daal dinay daal di rek regretter li nga xamante ne ni noonu la doxalee tey rek jéggalu kile di Gabriel Kane naka noonu la ko Gabriel daal di jéggalee waaye teewul àttekat bi reconnaître ne ko coupable daal di koy daan weeru sursis. Gannaaw ba doomu Fatoumata Ndiaye Fouta Tamp bi di Thiaba Khoy Niang génnee ci presse bi dal di yàkket waajuram bu jigéen boobee tax Fatoumata Ndiaye ne da koy porter plainte ak télé ba mu toogoon di koy yàq di ca Walfadjri. Thiaba Khoy Niang mi ngi jamono jilee may wax ak yéen këru ba kuy défendre ak yelleefu jigéen ñi di Gabriel Kane taskatu xabaar ya nekk ca Walfadjri ñoo ko invité woon moom xale bu jigéen boobee ca seen plateau laata ñuy woo Gabriel ngir mu héberger ko ndax amul fa mu jëm mu ne nag yaayam da ko maltraité ba noppi daal di koy abandonné. Thiaba mooy énième cas bu Gabriel traité këram jigéen ñu bëri yu nattu dal jaar nañu fa. Adji Sarr nekkul ne moom képp nekk ci wàllum xeex ba muy amal ngir ak yelleefu soxna yi mu xamle ko dañoo war a dakkal di jëfandikoo xale bu jigéen bi lee ngir jot yaayam ndaxte lien wu yaay ak doom dafa sacré mu xamle ko moom Gabriel Kane laata muy yokk ne rafetul di invité xale bu jigéen bi lee ay atam toll si fukk ak juróom-ñeenti képp ci plateau yu télé ak yi rajo ngir jot waajuram bu jigéen ñu faree ci kujje gi ñooy faral di def rek lu salt li lee Gabriel nag woo na ba sonn Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ngir rek rattaxal diggante yi waaye jotu ko naka noonu la woowee famille yu papa Thiaba ngir daal ñu toppatoo seen doom jooje ak bébém bi nga xamante ne ni amagul sax ñaari at. noonu la ñuy dal di xuusee ci xibaaru tàggat yaram négociation yi yàggul dara ci dossier wu Idrissa Gana Gueye ak Galatasaray équipe daal dinay xamle tey ci talaata ji ne daal camp wu milieu terrain wu gaynde yi daal dinay dakkal discussion yi ba noppi gantalal club turc bi seen bëgg-bëgg bu ñu sukkandikoo ci foot mercato nag payeur bu sénégalais bi exigé Galatasaray moo sabab li ni mel Turquie mënuñu woon offrir lu ëpp 7 millions euros saison bu nekk rek di international sénégalais bi nga xamante ne ni mi ngi laal double bi jamono jilee ci capitale bi ci fàttali milieu Paris Saint-Germain bi di Idrissa Gana Gueye ay itam toll si fanweer ak ñaar mi ngi ci contrat ba atub 2023 mu ngoog xibaar ya buur na jaajëfal naa leen bu baax a baax yi ñu ko doon teewlu fépp ci àdduna gi di leen ñaanal kenn dalu ba jàmm ak salaam.